fii si biir lii di kër ji fii si Star TV ama sport ama bantaba comme tey rek dinañ indi lépp lu nga xam ne rek mooy xew si wàllum lii di ama tàggat yaram fii si biir lii di ama kër ji comme tey rek programme bi dinañ dédicaté much on lu nga xam ne moo xew foofu si biir lii di Guinea Conakry jamono bu nga xam ne sax soo la gisee si caption bi sax lu ñu fa def mooy the government hired a private jet to fly home U16 basket team after road incident traveling ama to Guinea ama Conakry lii nag moo xew foofu si biir lii di Guinea Conakry dinañ leen jox image yu nga xam ne moom lañ am mu nekk nag image yu nga xam ne neexuñoo seetaan wax dëgg yàlla si ndaw yu nga xam ne rek ne ñoo doon travel by land pour dem foofu si biir lii di Guinea Conakry pour rek participate ama si ama basket vol championship bu xew foofu si biir lii di ama Conakry jamono xam gis nañ ne boss bi dafa daanu image bi nag tey si suñu naataango kii di Kassim ama Oscar mu nga xam ne rek ne àndoon na ak team bi waaye tamit rek ne si kanam tuuti su ma bàyyee panel bi nuyoo dinañ leen indi lépp lu nga xam ne rek ne moo doon xew foofu si biir lii di Banjul International Airport bi jamono bu nga xam ne nag ne nguur gi xaaya nañ lii di ama private jet pour jëlee lii di ama ndaw yi waaye ndaxte mënuñu woon a def safara feyaloon xale yi flight ñu dem foofu si biir lii di ama Guinea Conakry moo doon gën a yomba daan gis nañ lu nga xam ne rek ne spend nañ ko yaakaar nañ ne is way dabul na lu nga xam ne rek ne moom lañ waroon a fayal ndaw yi jël ama ticket am transit dem foofu si biir lii di Guinée ama Conakry tey nag gis nañ ne indi nañ ay private jet pour jël lii di xale yi rafetlu nañ ko bu baax a baax waaye yaakaar nañ ne lii mën nañoo ñaaka am in the first place lu ñu def rek mooy balaa ñu la jël lii di headlines yi rek dinañ bàyyi kii di am Mbay Koor kii di coach Moustapha su boobaa rek ñu ama nuyu askan bi coach nag géej na fi bu baax a baax a baax waaye nag ne xam nañ ne si programme bi la bokka nekk na ku nga xam ne rek ne daf ñu far di dimbali si analyse yu nga xam ne rek ne askan bi soxla nañ ko ñu nga xam ne ñu ngi saan lii di Star TV Sport Bantaba via on satellite and also on Star TV Facebook about also tamit ñu xam ne ñu ngi déglu on radio 96.6 FM Mr Koor ñu bàyyi la nga nuyu. Tom jërëjëf maa ngi laa nuyu di nuyu seetaankat yi di nuyu déglukat yi di leen a wax ne seen Sports Bantaba bi dellu si waat na tey di samedi li nga xam ne saa su samedi bu jot fii la dee xewee tey tamit nag Tom digga am naa beneen mbégte pour wala bokka suma coach benn plateforme parce que time bu ma appelé football dugal na xam-xam si man coach na ma te gis naa njëriñ bi time ma appelé so it is a big honor pour tey tamit ma war a toog bokka moom si benn plateforme parce que lu ma doon wax yëpp su ma ko dégluwutoon tey du ma fi toog kon moom it maa ngi ko gàcce ngalam jërëjëf thank you very much coach ñu bàyyi la nga nuyu askan bi rek naam ne doo fi gan waaye some tuuti difficulties moo amoon rek moo tax mënuloon a teew si programme bi waaye tey sant yàlla am nañ la bi ko war nañu waxtaanee lu bëri lu nga xam ne mu ngay dem si wàllum lii di tàggat yaram si suñu especially dama football. waaw jërëjëf asalaamaaleykum su ñi ñoo seetaan di leen nuyu yéen Mbay ak ñaari Mbay maa ngi leen a nuyu bu baax a baax a baax géej fi nag xëj na jafe-jafe la woon tuuti pour nekkoon beyond my control loolu moo taxoon waaye still dañ ko doon follow dañ daan follow loolu tax ba nga gis ne the last time when we met ma ne la fu mu nekkat ci li ma nekkoon at least ease up na absolutely I think I can revive and come back again inshallah di bugg a wax Mbay ne ko moom moo baax rek waaw parce que ñu ne nit ku baax moo dee wax baaxaay morom waaw su Mbay waxee ne am na lu ma ko jàngal moom it am na lu ma jàngal coaching fraternity bi loolu la soo nekkee si di coach da nga gis yaa ngi woon xale bi lii xale bi def leneen yow tam da nga dee jàngee ci loolu waaw mooy di extra mile bi players yi dee jël pour def good yow tam foofu nga dee pick up ne last time bi waxoon naa gaay buñ def lii waaye gaay dañ ko def mu successful tey ñu ngi ni defaat nañ ko lu successful so kon lii is a weapon so te ñun time boobu noonu ñoom Mbay dañ nekkoon players yoo xam ne they were very good players but very stubborn stubborn in the sense ne they will always want to implement what they want understand nga te yow léegi-léegi yow coach bi da nga dee bëgg a wax ne tactically the players must be at heart to what you want waaw so si push and pull boobu la du dee nekk in disciplinary aspect waaye daf dee nekk like tactical decisions yoo xam ne sometimes you get away with it sometimes you fall apart with the players for a while and then come back to track waaw so moom moo baax rek di ko santa te mu nekk kontaan te tam dafa mel ni di class teacher
under the student su demee ba gars yi war a share benn office teacher bi dafa wax ne jërëjëf kontaan na parce que su nekkoon ne jàngalu ko lu correct duñ mus a share office absolutely so Mbye moom moo baax rek te kontaan nañ si trop pour gis ne mu ngi ci affaire bi te nekkul ne ñëpp dañ mun a nekk war a mun a nekk comme like coach also waaw being a sports journalist you've been in sports and be a sports journalist is something that you can easily disseminate information boo xam ne dafa dimbale ñëpp beneen bi mooy ne nga nekk footballer ba pare ëllëg nga nekk a pundit ëllëg nga nekk different affaire bi dafa yaatu so su yaatoo ku nekk su jàppee fi mu war a jàpp rek dafa dem waaw all right thank you very much coach si gàtt si ama leeral yu rek si comme kii di ma Mr Mbye ama Kor ku nga xam ne rek ne suñ ko wookala fii si biir lii di ama kër gi benn tey rek ñu jox leen lii di headlines yu nga xam ne rek ne tey yu lañ bëgg a waxtaanee dinañ indi lu nga xam ne rek moo xew foofu si biir lii di Guinée Conakry mooy Gambia basketball team yi mooy góor ak jigéen ñu nga xam ne ñu doon travel by land ñu am tolof si yoon bi ba tax na jamono bi gis nañ nguur gi taxawu leen indiwaat jëm jëli private jet pour dem jëlee ndaw yi foofu si biir lii di ama Guinée ama Conakry jamono bi xale yi agsi nañ fii si biir lii di ama réew mi benn tey dañ xooli kii di Bakary ama Papa Gassama jamono bu nga xam ne nag ne kii di xibaar yi ñu ngi ruumu ne moom mi di Bakary ama Papa Gassama daal tànn nañ ko si Africa pour mu nekk nag ne ku nga xam ne mooy manager développe lii di ama Reflis fii si tundu Africa lii nag nekk ay great news pour lii di Gambia ak also lii di Africa ndig Papa Gassama képp ku wax kii di Papa Gassama rek xam nga ban façon nit la si wàllum lii di ama reflin kon nag ne lii is a very good news for Gambia benn tey bu ñu bàyyee ko foofu nañu jox lii di Independence Stadium bi ndik last week ñëwoon nañ fi woon leen ne am na lu nga xam ne mu ngi xew jamono bi foofu si biir Independence Stadium bi tey nag ne indi nañ leen tuuti image yu nga xam ne rek ne moo xew jamono bi si biir Independence Stadium bi ñu ngi ceeñaat lii di image si biir lii di Independence ama Stadium bi through that Malian ma contractor bu nga xam ne moom lañ indi fii si biir lii di ama réew mi image yoon laa gis nii jamono bi lii nekkutoon si Independence Stadium bi tey nag lii moo fa nekka dinañ leen jox lépp lu nga xam ne mu ngi foofu si biir lii di Independence ama Stadium bi away from that dinañu jox lii di BST ama Galaxy jamono bu nga xam ne am nañ lii dem award night parce que ñu launch seen official club website bi foofu si biir lii di ama Koko Resident jamono bu nga xam ne nag ne gis nañ kii di Babacar Steve Tarawale CEO bi ak kii di Moussa Baro nekkoon nañ ndaw yu nga xam ne rek ne gaaral nañ fa ay kaddu si programme bu nga xam ne rek moo xewoon foofu si biir lii di ama BST Galaxy bente nañ xool ñi di GPA ñu nga xam ne nag jamono bi delluwaat nañ back to di GFF First Division bu nga xam ne rek ne ñoom ñoo win lii di ligue bi dinañ analyse tamit lii di league table bi jamono bi teams yu nga xam ne relégué nañ leen teams yu nga xam ne ñu ngi vie in pour dem am lii di promotion si force ama division bi away from that nañ xooli lii di KM jamono bu nga xam ne nag ne gis nañ appel bu nga xam ne tamit rek ne xew na ñi di ASM ak ñi di Universal jamono bu nga xam ne rek ne ñi di Universal ñoom nag dañ binda fiil ne dafa am eligible player bu nga xam ne ñii di ama ASM ama dugal nañ ko si game bu nga xam ne moo xewoon seen diggante benn tey bu ñu jógee ko foofu noonu dañ dem xooli kii di Lamine Silla mu nekk ndaw lu nga xam ne jamono bi gis nañu nag ne dem na foofu si biir England sign na ak ñi di ama Nottingham Forest mu nekk ay very good news Mbye lii mooy lu nga xam ne tey war nañ ko waxtaanee yaakaar nañ am nañ lot to talk about si wàllum li tàggat yaram Tom wax dëgg neex yàlla headline si tey yi moom wone na lu bari and bi time buñ ñu jox sax suñ ko bëggee wax yëpp du ko mën a cover waaye waa ma ne because am na time bi nga xam ne suñ time bi mooy loolu waaye jarul ma because suma doom moo fa nekk so moom lu mu def rek non su dee binta la moom bul wari sax loolu suñu alaatee sax duñ faale waaye suma doom moom waaw suma doom bi moom su jógee rek nañ nekk soo daal ñu jeexalee ko foofu noonu daal parce que doom dafa neex torop waaw wax dëgg moom it's a very interesting headline te bu soobee yàlla daal dinañ leen jox am analyse yi nga xam ne fiir nañ ne xëj na moo gën si ñoom coach Mbye foog naa ne table bu fees ak discussion la and I think mun nañoo dem fast and then mun nañoo cover most of it waaw te loolu laa expect especially lu nga xam ne rek moo xewoon foofu si biir lii di ama Guinée because soo ko bàyyi xel I think ne every Gambian
yaakamti na pour xam lan moo fa xewoon te I hope ne ministre bi joxe woon nañ fa ay gaaral si lu nga xam ne rek moo xewoon foofu si biir lii di ama Guinée Conakry waaye dañ si ñëw xool lu nga xam ne rek ñoom it ama loolu lañ binda su boobaa rek ñu xool si ñu ànd ak newspapers yu nga xam ne ñoo fa nekkoon because gis nañ ne ama ñu bëri ñu ngi fa woon waaye fu ci ne ñu jégalu rek Star TV mënuñ fa woon a nekk waaye nag nekkutoon suñu coobare yaakaar naa ne daf ñu bit waaye bëggoon nañoo nekk foofu waaye tamit image yu nga xam ne ñu ngi koo gis rek balaa ñu ñëw si airport bi jaari indil ñu image yi boss bi bu nga xam ne rek ne boss bi nga xam ne rek Kassim Oscar muy liggéey fii si Star TV mooy seen media personnel bi moo àndoon ak team bi Mr Kor image bi rek won la woon ne yàlla daal dafa sotti ndox bu sedda si lii waaye mënoon naa gën a wos ma lii bi ko soo xoolee dafa mel ni man lu maa gis mooy ne dafa mel ni comme yooni ndox la boss bi bugg a romb ndax tamit driver bi famille na te yoon bi loolu tamit something else lu ñu waroon a laajtewaat waaye in the first place tamit ndax nguur gi waroon naa bu ñu bàyyi xale yi ñu travel by land ba Guinée Conakry. Tom, it's really devastating. ba pare dafa metti trop. parce que maa ngi put xale yi into my own shoes. suma fi nekkoon du ma neex suma family they will be worried. Absolutely. My followers will be worried te gis nga lii buñ ko dee jël personal. xale yi demuñ represent benn school. demuñ represent benn family. or their siblings. xale yi dañ dem with the banner of one nation. that is the Gambia. Absolutely. te am nañu right to make sure they enjoy all privilege yi nga xam ne. yeneen sporting discipline yi dañ ko dee mën a enjoy. waaye gis nañ ne of recent la government bi mun a gestu sax to the basketball. they were so dormant in a sense that ne seen yëngu-yëngu sax kenn du ko xam. kenn du ko dégga. tëgga la beneen part bi Kassim Oscar dafa contribute a lot si market basketball. Absolutely. because Kassim bu mu ñëwee as a media officer si la nit yi commencé sax di focus on basketball di dégga lu bari si basketball parce que mu ngi def liggéey te mu ngi dem extra mile. du training du camping du everything Kassim market na basketball fu mu war a aaga. te lii lañ soxla nit ki ci li ngay yëngu da nga si war a xarañ. moom Kassim nag lim mun a def mooy market basketball ba pare joxe di acquire and the correct information. ministry bi nag gisoon nañ last time bu xale yi di dem Bissau. ñëwoon nañ joxe di battle flag with a lot of cars encourage leen xale yi dem def ndam. waaye nga seet ne ñooñu ñii ñoo leen gën a nekk xale. under 16 suñ ko jëlee suñ at. xale yooyu mutuñ. te fi mu nekk nii waajur bu fi toogoon ne suma doom du dem without this yow li nga dem wax waajur bi pour encourage ko mooy seetal Gambia bul seet seen njëriñ. su fekkee nag bugga nga waajur bi seet Gambia. pour bàyyi doomam dem represent Gambia. yow mi féetoo kaw da nga war a seet Gambia. because tey lii yàlla rek moo si tuur ndox bu seeda. waaye wax dëgg yàlla lii dafa ñaawlu torop. te dafa métti torop pour war a seetaan lii. lii nii yàlla su si turutoon ndox bu seeda. xëj na suñ fi toogee tey di wax waxi gaañu ñaanuma ko yàlla lu ëppalul lañ doon wax. te so if you lose in business. Tom mun ngaa lose money in business nga recover ko. but in sports or in battle you can lose life and recover that. so you should value the life more than even the business. because without life there cannot be business. Absolutely. ñii compagnie bu mu munti nekk Tom. seen interest la ñoo nañ la wax ne waa suñ boss bi mun naa dem suñ driver expert la suñ moto yi they are in good order duñ ko mun a deny because their interest is the money. but yow mi nga xam ne you are the authority calculate the safety. man dew ma Guinée waaye xam naa ne am na ay mbokki Guinéen bi ko man suma maam Guinée la jógee télémilé because dañ la dee wone ne su gars yi dee dem Guinée dañ dee egg mountain man I never xaw ma ko nag. Tom man dem naa Guinée Conakry xaw ma lu fa xew. man dem naa Guinée Conakry te suma teammate bi nga xam ne was in armed forces in 2009 di ma seetaan o di ma déglu wherever borom fu mu nekk dina xam ne lu ma wax dëgg la. dem nañ foofu noonu am fa 2 weeks pour plate waalo bi West African military competition bu ñu doon def. yaa ngi understand te ñun lu mu bon fii from fii ba Léopold Sédar Senghor dañ ko dem by boss but Léopold Sédar Senghor lañ jëlee suñ flight time boobu noonu Dadis Camara moo fa nekkoon but ñun suñ boppa sax suñ doon dem sax fuñ nekkoon ñu ngi woon hôtel stade hôtel bi nii Grand Hôtel de Conakry foofu lañ nekkoon te ñu ngi doon traîner si seen main stadium bu ñu dee wax ne stade 28 septembre but Tom gis nga ñun suñ fa jógee woon léegi-léegi dañ dee dem nga gis Tom Hill nu mu mel ci kaw ngay wan ne ñuy waxtaan nii sax fekk drive ak ñoom dañ dee mën a dégg suñ soosey tuuti ñu ne la hey yoon bii dafa garaaw nii yéen nii la nga lii moo tax Guinée ngeen bari i raay da daf laa wax ne gis nga fii ngay seet nii foofu la ñoo jaar
ñun dañ dee mun a confuse waaye kooku waa foofu la xam na fa léegi-léegi tom dañ dee dem ba wàcca foofu noonu sax nga koo laajte sax mu ne foofu romba nañ fa waaw but su dee gan la o moto bu correctul tom dafa ameeti de Guinée seen road si dangaa taxaw fii di ko seen si kaw ñun boor buñ nekkoon te xam naa ne we were in the capital so su nekkee province si nag boobu naka la moo mel so dëgga dafa métti torop ñu ñaan yàlla rek yàlla def si ndox bu seela yàlla buñ si dégga benn xibaar bi nga xam ne war a jógee ci xale yi o bu dal xale yi bi nga xam ne xibaar après du yaaxa anything on their sporting activities very well coach yow it si boss bi balaa ñu ñëw nag si ama ministre bi bataaxel bu nga xam ne rek gis nañ ne bind na ko te newspapers yëpp jël nañ ko dinañ ko read askan bi ama déglu ko noo jàngatee lii boo déggee lu mel nii waa Mbay man first of all bi ma ko déggee li ma fi suma xel njëkk a dem accident the magnitude of the accident après lu gën a garaaw mooy amuñu benn communication because mun loo communiquer ak kenn that's it the magnitude of the accident bi ma ko déggee loolu laa njëkk a xalaat ma ne ñii ay xale lañ under 16 because most of them ñi nekk ci team bi part of them some of them are from Serekunda West basketball team and looking at the composition of that under 16 daf la óor ne comme under 16 yi Serekunda West bi daf la óor nit ñi digga ñuy xale lañ real xale lañ léegi man li ma jaaxal rek mooy was the ministry not aware ne these people are traveling going to Conakry. am nañ ko. And why is it that they waited until this tragedy ñu ñëw léegi di support by chartering a flight medicine after death man noonu laa ko attributé to because tam soo xoolee dëgga ñun ñëpp kenn du assign sa doom ne ko ni dugal si moto bii nii ngeen dem pour lii dal la ministre bi si boppam du xalaat loolu kenn ku nekk si fédération bi du xalaat loolu waaye tam soo xoolee ay xale yu ndaw di war a travel su fekkee ne sa Africa la you can imagine the unimaginable su leen nit ñi waroon a stop ci yoon bi war leen a gangs or def any other thing who is to help how many senior personnel do you have there and who is to help very important yooyu yëpp dañ ko dee war a because loolu wax dafa important because I can remember AFCON bu ñoo dem amoon nañ special security boo xam ne plain clothes lañ bokkoon nañ from the police and all sectors bokkoon nañ we've seen a similar thing when the Cup of Nations was to be played I don't know whether in Equatorial Guinea ba Togo amoon that fàtte nga bi gaay amoon that ambush the guy seen goalkeeper bi amoon that I can remember so pour wan la ne la the security aspect in Africa don't underrate fu nekka lu nekka mun naa xew ñun with that traveling sa ñoom on that day with the situation of Guinea right now mu ngi calm waaye mënoon naa nekka a day boo xam ne they are traveling into Guinea coup d'état am or any other thing am pour wan la rek ne la dañ dee war a sóoraale loo xam ne sooy expect the unexpected correct so ñun ministre bi lii dafa war a nekk big learning step pour gis ne government seen boppa ñu gis ne with sports council ñu gis ne no team will travel out of here at that far distance with transport especially when they say national it's sometimes disgraceful when all other nations are flying in all of a sudden Minister Balenele in Guinea will announce and say to his organizing committee that Gambia is coming in 3 days time they are using the land to come in you think those athletes will go there and perform how many days will they be seated ay xale lañ how many days will they be seated in the bus suñ demee ñu am that recovery system and then start preparing for the competition te xam naa ne ñun fii duñ dee teel a dem xam naa ne dañoo àgga ay benn fan ñaari fan ñu ne ëllëg dañoo play nga expect pour gars yi def performance non soo xoolee this is affecting all our sectors football bi basket bi everywhere the preparatory aspect of everything daf dee consume time ñun late arrivals rek lañ dee def when we were even going to the first Cup of Nations that we qualified teams went there earlier than us
xam nga so ñun ñëpp lii daal dafa war a nekk loo xam ne jàngat la pour ñun ñëpp ëllëg mun ngaa select xale suma doom ma dégg ne laan la gaa di demee ma ne du dem de maa ko moom du dem waaw te at the end of the day gaa dañoo wax ne lu tax Moustapha bañ doomam bi pour mu dem te fàtte nañ ne lii daf dee happen su façon yii nii su waree happen ñun ñëpp la war a jàngal sports council especially sports council ñoom nga xam ne ñoom ñooy di direct advisory board to the ministry war nañoo mun a seetaat lii is not the first accident that have ever happened there is a team that also traveled somewhere to go to I think is it Guinea or somewhere dem aga most of the athletes couldn't perform because ñeneen ñi seen tànka yi dafa néewi fatigue xam nga so yooyu noonu yëpp mbay ñun suñu athletes yi to be a sportsman especially representing your nation you are an ambassador first class ambassador because yow li nga dem soo demee nit mun naa dem si basketball boobu noonu tëb bugg a suut ñu tampon ko mu daanu boppam bi dal ci suuf mu dem kooma looy wax papaam ak yaayam yii yëpp facteurs yi nii yëpp looloo tax suñ athletes si dañ leen dee war a fonka saama leen waaw nit mun na fa jëlee injury boo xam ne ëllëg sa schooling am sax mu nekk am problème dañuy all minor under 16 so dañ dee war a saama suñ athletes si tatagal leen ba nga xam ne dafa nekk pride pour nga get into the national team waaw alright ñu dem xool nag chartered flight bu nga xam ne gis nañ démba 10 hours ago Fatu Network ma publish nañ breaking Gambia government has hired a private jet to bring back members of the national under 16 male and female basket team that were involved in a road accident while traveling to Guinea for the FIBA African Zone 2 Championship. The team were en route to Guinea when the incident occurred. The sport minister Bakary Wai along with officials from the basket association is currently at the Banjul International Airport lii nag démb la woon si guddi si a medical team from the Ministry of Health stationed at the airport to examine victims and identify those needed for a care whilst ambulance are on standby to transfer injury direct to the hospital upon arrival. Lii moo xewoon démb si airport bi private jet bi xam nañu seer na trop waaye ndax lii mënuñu woon a defal xale yi tickets even su fekkee dañuy translate than hiring last minute private jets. Mr. Cole. Tom, man lu ma gis si lii daal the damage is already been done. duñ ko mën a defaraat. because lii. nekkut xaalis bu ñu war a dem leb ci diggante bi. I know no matter what of having access pour hire private jet bii nii. that money was available or is in stock. buñ dee toog ba dara xew. ñu bëgg a koo rafetal at that point non Tom lii dafa métti te dafa stressful trop dëgga Tom maa ngi masaw parents yi ak famille yi nga xam ne seen njaboot yi dañ bokk si accident bi métti na trop parce que ñoom ñëpp suñ xamoon ne lii mooy am duñ dem te óor na ma lu mu bon dina am benn oo ñaar bi nga xam ne dinañ bañ seen doom yi dem because of land ñu bëgg leen a convince ñu bàyyi ñu dem te dëgga comme coach lu ma la Tom anything about national ñun dañ war a graduate from traveling by land Tom it's totally unacceptable ñun xam nañ ne di Minister of Youth and Sport dafa cover lu bari te budgetam daf dee war a bari torop te budget buñ laa jox is the entire year competition for sport te football rek lu ñu allocatal budget sport rek football kese mun na ko te gis nga yu gars di def nii these are things that you know that is on calendar lii nekk na lu nga xam ne lu am la nekkul dañoo dem meeting rek ok nañ organise lii yii ñu fa si calendar bi sa budget soo ko prepare those things yi nga xam ne they have fixed dates am nañ fixed months te sports la yooyu dates yooyu they are there my brother vet them consider the money for that event but soo buggee faati loolu ne ok la dinañ fa dafa métti defar budget ñun xam nañ ne dafa difficult but the ones yi nga xam ne they have fixed date give those ones first priority te budget Tom doo defar budget yi $100 rek nga am foofu noonu it's not possible yaa ngi understand foofu jaar nga def fa additional 200 or 300 because lan xëj na si diggante bi due to time yeneen doon defar budget faate dara pour loolu su pop inee ngeen mun a jël si balance wala ne teg ko foofu noonu waaye lii dafa métti xale yi dem nañ ñu ñëw bi mu nekk ni lii xaalis boobu suñ ko defoon yóbbu xale yi through this private jet loolu rek dina motivate xale yi
because loolu dafa nekk in their memory forever luñ munti xale yooyu noonu tom bu ñu underrate any of them mun naa doon dara si réew mi nii ëllëg. absolutely te at the end of the day xale soo ko motivé rek ëllëg moom tam dina mun a motiver waaye lii benn lan moo tere woon pour government bi fi mu nekk nii au minister of youth and sports. bañ lu tax délégué duñ doctors or medics from RVTH Edward Francis Small Teaching Hospital. lii is about national. gis nga lifin boobu because they prioritize the football. The concentration was maximally on football because moo tax bu dem boobu di am they put those plain clothes. Tom gis nga fi nii national team bu fi génn. national team bu fi génn you should have security escort. Particularly Minister of Youth and Sports, they should write that memo and make that arrangement. Should make that arrangement diplomatically. Soon moto bi dina ñëw waaye dina ñëw with this amount of personnel, but possibly they might carry the short arms of this weapon for safety. ñu def leen clearance before the day nga xam ne time bi su jotee they will not have any difficulty. But by te coach bi moo wax dëgg la gis nga security don't underrate it. ñun mun nañoo dem ba si digg yoon rek ambush génna or from where a group of bandits génna rek. It's a problem. Te that trauma can give mental health to the rest of the kids for the entire of their life. They will not come back. Absolutely. So ye are things that you know that we should calculate this. Just be doing this, calling the attention of the media and stuff like it doesn't make sense. Do things behind the scene. So if things behind the scene, you will see the benefit. But if the media hit, the media will not keep quiet. Absolutely. The public will not keep quiet. So therefore, they have no option. This is to be done by and force. But this could have been avoided. All right. Thank you very much. Coach, lan moo si jàngaat si loolu gis nañ nag démba si airport bi medical equipment bi ambulance yeeg government health workers yi ñëpp ñu ngi fa woon ministre bi mu ngi fa woon ñëpp ñu ngi fa woon pour teeru xare yi pour xool ñu nga xam ne daal xaw nañoo sona ñu évacuer leen yóbbu leen foofu si biir lii di lopitaan bi ñu am medical check up balaa ñoo egga si lopitaan bi. waaw loolu is a good thing. Whatever bad buñ def tam they were trying to see to it ne it's mun na not 100% rectification but tam mun nañoo do better and I think this is the right direction. They've seen we need to be doing good in flight connections in Africa. It's always difficult but we can do better. Te mbay soo xoolee démba beneen coono la waat sax because kuñ si waxte sa doom soo ne xëj na Kasim will be calling or they will be doing things ne Moustapha hello waaw ëllëg gaa yaa ngee ñib si waaye Moustapha umam bi moo ko sonal lu nga xam ne rek ne jamono bi moo gën a fes si réew mi comme ma ko waxoon sax comme ni nga ko waxee nag it should have been a concern to all TV stations since bu li xewee war nañu am ay débat ay programmes on radio on TV because lii moo dee xew si yeneen réew yi su fekkee lii xew na waaye it's very sad doo ko gis fu bëri just ñoo def rek mooy Facebook pare nañ si waaye lii waroon naa nekk a concern of all TV stations here in the Gambia all radio station lii moo waroon nekk a topic of discussion su boobaa nguur gi nañ xam ne lii nekk na lu nga xam ne Gambian si jàppewuñ ko lu ndaw waaye it's very sad doo ko dégga foo koo déggee rek mooy Facebook after loolu xëj na si news nga koo dégga rek benn 1 minute dañ ko say camaxal jeexal nañ si pare nañ si moo taxit nag métti na trop pour nekk fii sport man o sport woman métti na trop fii si biir lii di réew yi Gambia away from that ñu dem xooli leneen mooy Confederation of African Football kii di Bakary Papa Gassama lu nga xam ne jamono bi jot nañ xibaar bàyyeekoo si yeneen social media yi bàyyeekoo foofu si biir lii di tundu Africa moom nag foofu lañ sekkande ko jël xibaar yi ñoom nag woon nañ ne Confederation of African Football ñoom nag appoint nañ lii di former Gambian international referee Bakary Papa Gassama as a new manager of referees development in Africa, making a significant milestone in his official career. Tom lii nekk lu nga xam ne xibaar bu mag la wax nañu nag ne kii di Bakary Papa Gassama si new role bu nga xam ne Papa Gassama dina ko am dina oversee the development training evacuation of referees across the continent lii nekk lu nga xam ne lu rëy la jamono bi bentee nag ne amaguñ any confirmation bu bàyyeekoo si Bakary Papa Gassama wala ina saakulam bi waaye nag ne xam nañ ne xëj na
am na lu war a xew because news bi du jékki-jékki génna te génnewu fii si réewi Gambia fu mu génnee mooy Africa si yeneen online si foofu la jëlee ko ak yeneen websites yi foofu la jëlee ko Gambia tamit sukkandiku fa jël fay news bi publish ko waaye tamit rek ne démb nag try nañ bu baax a baax pour rek waxtaan ak kii di Papa wala Inna Sakulam bi waaye xam nga ne si professionnalisme duñ la mun a wax waaw duñ la mun a wax déedéet because tamit xam nga rek ne ethics tamit moo naa yóbbu fu mu jaar ñu xaar tuuti waaye nag ne xel daal nangu na ne lu am la te yaakaar naa ne lii ndam la si Gambia ñoo win jamono bi Africa moo win waaye Gambia moo win because Bakary Papa Gassama ñëpp xam nañ ban façon referee la referee na lii di FIFA World Cup bi Africa Cup of Nations Club World Cup African Championship lii yëpp nekk na lu nga xam ne moom mi di Bakary Papa Gassama def na ko fii si réewi Gambia yaakaar naa ne tey Papa Gassama nekk na ku nga xam ne kuñ war a célébrer la fii si réewi Gambia buñ xaar ba si outsiders yi ñu ko célébrer ñun ñii ñoo ko war a célébrer because recent gis déggoon nañ ne dañ ko génne woon si referees committee tey nag news bi war a ñëw ne Bakary Papa Gassama moom moo war a train African continent bi so yaakaar naa ne lii is a very good news te lii mu ngi wane ne Gambia nañ bàyyi xel bu baax a baax si lu ñu am Tom li nga wax dëgg la te comme ni nga ko waxee xel war naa wane ne lii mun naa am waaye comme ni nga ko waxee papa si boppam waxangut Inna Sakulam bi si boppam waxangut luy waral loolu nag mooy professionnalisme parce que tey news bi mun naa nekk dëgga parce que access to information yeneen dëkk yi ñu ngi really njëriñoo access to information waaye fii ku jox la access to information dañ dee ragal lu bari dañ dee moytu lu bari te ñun duñ mus a toog wax ne diwa ñu jox information loolu ñu suñ liggéey waaye xam nañ ne daar is 90% te lii tamit bu nekkee lu am la congratulations to Papa Gassama as a person congratulations to the Gambia Referees Association congratulations also to the entire Gambia te lii tamit Tom bu nekkee tamit lu am la Papa Gassama have won GFF have lose lu tax ma ne Papa Gassama have won and GFF have lose is Papa Gassama am nañ ñun ñëpp xam nañ lu xew bi GFF jël décision bi pour bëgg ko faa génnee mu am pour resign to not to have that disgrace from the public GFF am nañ seen doole pour mun koo génnee si Gambia Football Federation Referees Association or Referees Committee boobu GFF am nañ doole bi pour génne ko fa waaye xam nga GFF amuñ doole bi pour génne ko to the Gambia Referees Association Papa is not a pocket xanaa mu change waaye kenn xamewul ko loolu GFF nag Tom pour wax dëgga there are certain position pour nga téye ko si Gambian football fu mu jaar nga nekka seen boy wala nga nekka seen pocket te gis nga nit ki gor kenn bu mu ko jaay GFF ñu fa nekka time bi nii mu neex leen mu naxari leen dina tollu time bi nga xam ne by force dinañ génn foofu noonu loolu forcé la amut ay neexal parce que lu tax Gambian si duñ toog nelaw GFF current executive mi nekka fa forever loolu moo tax ma ne ku nekk am na time moo tax ma ne mu neex leen mu naari leen seen time su jotee by force building boobu dañ faa génn the building is owned by the Gambia kon Papa tey ñun luñ am GFF suñ buggut a téye Papa teete ko wala jàngal lu bari ci Papa dañ sànni luñ am te GFF dañ wanal Gambien ne bëgguñ lu baax ci kaw Papa moo tax ñu génnee Papa Africa jël nañ ko is continent bi is bigger than the country lii dafa ruslu te bu nekkee lu am la lii gàcce bu rëy la parce que tey ñun foog naa suñ legend suñ am tom dañ leen war a ndamoo dañ leen war a baakul parce que ñoom lañ am waaye tey nga am legend bi mu ngi laa direct because of experience am yow lu moo xool ak li nga xool du benn nga ne mu dem loolu du yóbbu football bi kanam te Papa he is more popular than the GFF in a sense that Papa individually moom dafa represent the name of the Gambia in World Cup Papa ñaata big competitions la taxaw te fu ñu ne Papa Bakary Gassama dañ leen a Gambia Papa is more popular than the entire Gambia Football Federation ba mu daj from A to Z kon the best thing is suñ ñëwee si sports Tom buñ dee seet ne yow fi nga gisee ak fu maa gisee domaine nañ avoid dictatorship bi in the sports fraternity nañ am open minded nit ki su la joxee idea jëlal idea bi nga boole ko oh man like man su ma coach waaye nii comme nu mu ko waxee I was not stubborn dama dee bugga di best su ma ne defal lii defal dama ko dee ne waaye coach man mënuma understand léegi lu tax nga ne ma lii I need that explanation am na the expertise I will learn it from him because I need to know su fa nekkul ëllëg
keneen su ma ne lii beneen coach su ma ne dama ko ne noonu nii laa lay def su ma coach Moustapha mu ne ma woon su ma waxee ne lu tax coach Moustapha wala lii what would I say nekkut push and pull bi bot benn direction bi lañ bëgga fu jaar ñu am hiccups congratulations to papa su ne lu am la te ñu ñaan yàlla mu nekk lu am te su amee wax dëgg neex yàlla comme nu ma ko waxee dama ko baamtu di ko baamtuwaat bu amee papa is a winner and he won GFF have lose. All right. Thank you very much, Mr. Kor. Coach, ñu gis bataaxel bi rek bàyyee ko outside ñuy xaarandiku nag si loolu waaye nag ne tey boo demee social media foo dugga rek ñu ngi publish di story both Gambia ak outside di Gambia di wane daal papa moom daal ñu róoram mooy in charge pour develop li di development of trainees evaluation of referees across the continent mu nekk lu nga xam ne yaakaar nañ ne Gambian bi war na see pugar ne ko bu baax a baax because kan lañ ko jox sa doomi réew yaakaar nañu loolu lu neex la te kuñ ko jox moom mi di papa yeeloo na ko because papa gis nañ ko most crucial match yu dee xew in Africa papa moo ko de jël balaa ak game against Algeria foofu lañ gisee nag ne door yi because xëy na naar yi lu ñu bëggoon papa joxul leen ko because nit ku déggu la soo ñu gis nag ne ñu door di ko sonal ba tax na nag ne gis nañ ne papa recently ñu gis tolof yi moo am waaye nag ne tolof bi yëpp si dëgg la su doon tolof bi si fenn la ñu ne waaye tolof mu am yëpp si dëgg la ko amee. Yeah, first of all, I would just say congratulations to the entire Gambia. Moreover, our sporting body, that is the GFF. You cannot say the development of Papa without the intervention of the GFF. Lolu tam dañ ko wara bay help because the GFF also supported in any which way that you think would help Papa in cruising his career. Okay. Leneen li dama foog ne li gën a important mooy ñu war a let's celebrate our heroes. And Papa is somebody that we need to be celebrating. And still we are going to continue in celebrating with this new post. We pray to God ne is final niñ ko amee as news ñu gis ne loolu in a day or 2 days to come, Papa receives an email or a letter giving him the position of this elite referee concerning referees development in Africa. Man bay li ma dee wax rek when we have an athlete or an administrator koo xam ne mu ngi rise to be on the continental, it's the whole Gambia that should support because ëllëg loolu moom mooy puugaroo Gambia. Mënuñoo am Papa Gassama koo xam ne is truly somebody koo xam ne he is very firm in player referees development. Soo demee fekkaleen fi ñëw trainer sax the voice, the action, the mentality he gives to the elite, to the junior referees and even the senior ones now. So xoolee ni mu dee waxee ak gaay ni mu leen dee guide dafa laa woon ne la ni ku déglu bu baax rek you are on the right path, da ngaa successful. And look at how many female referees do we have now. You go to their training, you will see how he goes along with the female referees. They need to do it as the men are doing it. Amut sympathy also. You want to be an athlete, you do it perfectly. And te loolu moom mooy the right thing. So loolu moom moo tax nag nga gis ne ñu ngi am so many successful female referees and so many successful young rising referees. So loolu noonu ñun li ñoo wax rek dëkk bi la ñu ngi ko puugaroo di ko gën a ñaanal nañ gën a ñaan am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci yoon bi. Gambia dafa yàgga blessed with top referees in Africa. During the time of, I can fully remember the likes of Max Njie, referee, possibly xëy na yéen doo leen ko xam. Waaw xëy na Max Njie, Badou Diassé, Oncle Badou, kii ni Modou Sow, elite referees, kii ni Barracks, Doudou Ndiaye Barracks. Xam nga dañu yàgg na bi ki time box ba ñoom oncle Alaaji Faye waaw ñoo xam ne dañ daan dem represent Africa time boobu noonu Gambia duñ dee xalaat sax pour ne dañoo qualify Cup of Nations o dañoo lifin time boobu noonu TV si bëri sax si koñ bi di nga dem léegi-léeg
ñii ñaari kër ñoo am TV su match waree am nga gis everybody runs around to make sure ne gars yi yeneen paa yi nga xam ne sax dañ lifin dañ dee socialize trop dañ dee defaat benn varanda bu mag nii su time bi jotee ñu ne ana Mbay wax leen Mbay mu génnee télé bi Mbay dugga si biir enu télé bi ñëw teg plug taal waaw mu nekk black and white bi waaw noonu la affaire bi dem ba yeewu change absolutely waaw so looloo tax daal dëgg la Gambia ni ñoo développé dafa yeex dafa gaaw waaye nañ gën a ñaan yàlla gën a jàppante rek gis ne ñuy gën a rafetal rek ñuy gën a rafetal moo gën a important loolu moom moo gën a important si factionism du dee indi benn benefit both will lose waaw man su ma bëggee xeexa yow Mbay tey fii nii li nga am pour wax ma doo ma ko wax man lu ma am pour wax la duma la ko wax te ñun ñëpp li ñoo xëccoo mooy naka la lii di demee kanam waaw guy bi nekk suñ kanam suñ ko waree gor yow nga am di best idea nga téye ko man ma am di best idea ma téye ko mbaa dinañ mun a gor bu duñ ko mus a gor waaw so looloo tax nañ gën a jàppante rek gis ne Papa Gassama it's somebody that Gambia should be proud of Gambia should be very much proud with this position bi ñoo yaan fo nii yal na ko yàlla sottal bi nga xam ne dina ko jàppa te su ko jàppee continuous benefit la for the nation continuous benefit in the sense he will continue on training the kids he will continue in bringing in elite programs for refereeing in the Gambia su ko keneen buggee su ko aayee ñooñu aayewaat ñeneen the next one dina wax ne back to my home foog mu am kiram mu amaat kiram den mu génneewaat ko so ñun am nañ personnel bi ñi ko mun a def soo xoolee even our other instructors that is fitness instructors yi ak yooyu noonu in the refereeing structure that is ñoom la kii Moussa Diallo Dikori ñi nga xam ne di elite referees ñoo amee lifin dañ dee dem Africa di am programmes about refereeing so why not back home in the Gambia suñ génnee jàppante Gambia dëkk bu ndaw la suñ génnee jàppante rek ñun ñëpp dinañ gis the fruitfulness of what makes us to be one waaw all right thank you very much bente mu ngeen a yónni seen SMS rek inshallah dinañ bàyyi Mbay koor dinañ leen ko rijal si Facebook këyit bi gis nañ ne ñu mel ni comme kii di Hadim Rassouli Habib Fall bente rek Jolof football Bantaba di def lu rëy si wàllum li tàggat yaram fii si biir lii di réew yi Gambia gis nañ ne lu ñoo def ak Space TV di award lii di players yi ñu rafetlu ko bu baax a baax Sang Mari refli si basketball moom it yónnee na ay cadeau Abdou Touré ñi yëpp nekk nga xam ne yónnee nañ seen ay cadeau right si kanam tuuti rek Mbay koor dina leen ko rijal fii si biir lii di kër ji den ñu dem xooli lu nga xam ne rek mooy xew foofu si biir Independence Stadium foofu si biir lii di Bakau mu nekk lu nga xam ne rek ne waxoon nañ ne am na liggéey bu nga xam ne rek ne mu ngi xew foofu si biir stadium bi jamono bi tàmbale nañ ko bente rek control room su dee mën nañu may videos ak pictures yu nga xam ne rek ne moom la ñu amaloon foofu si biir Independence Stadium bi jamono boo xam ne nag kii di benn article ges ngom wow yaakaar naa ne moom la moom ak ministre bi ñu amoon too foofu si biir lii di Independence ama stadium bi di ko doon woon lu nga xam ne rek ne moo xew liggéey yu nga xam ne ñu ngay dem jamono bi ndig réeréw mbir ne leeli nañ lii di ama tof bu nga xam ne moo nekkoon foofu mooy hybrid bi dañ leeli ñax bi waaye hybrid bi des na because hybrid bi dafa war a jóg après dafa war a am ak lii di ñax bu nga xam ne moo war a xew foofu si Independence bi jamono bi mu ngi process very nice si biir pub bi waaye lii moo nekk lu nga xam ne jamono bi moo nekk si biir Independence ama stadium bi because yaakaar nañ ne stadium soo fa duggee da nga war a gis legends yi da nga war a gis core players yu nga xam ne play na si national team bi tey soo demee si stade bi pictures yëpp ñu ngi fa ñoom biiri ñu ngi fa ñoom Lamine Owens ñu ngi fa Scorpion fans club bi ñu ngi fa core national team bi ñu ngi fa ak yeneen pictures yu nga xam ne war na faa mën a nekk design nañ ko design boo xam ne daal is very nice yaakaar nañu daal suñu leen fa joxee exclusively di ngeen gis lu nga xam ne moo nekk di xew si biir Independence bi Mbay man bu ma dematee si stade bi si laa ne waa léegi moom la gars yi pare pour liggéey stade bi because lu ma fa gis wax dëgg yàlla rafet na because da nga war a fekk foofu noonu liggéey si yëpp because tey soo amee nit nga war koo yóbbu stade loolu la because tey soo demee Camp Nou nga dem Spain wala nga dem Manchester ñu dugal seen stade bi dañu ay place bu nga xam ne dañu ne ok kii Wayne Rooney la kii Alan Shearer la kii mooy kii so ñu nit dañ ko war a am because tey dañ war a xam kan mooy Lamine Owens kan mooy Laos kan mooy biiri
you know because bu fa yóbbee that ges ngom bu mu demee you know mu ngi ko doon laajte ministre bi de kii kan la ñu ko ere kii mooy kii even this squad bu play against Sénégal seen picture bi mu fa mooy bu ñëw time ñoom Sefo Sole ñoom Idi Sonko ak ñeneen everybody mu fa different category ñoom Sangdong bu ñëw pièce so lii mooy stade lii la war a mun a mel Mr. Kor waaw ñu bàyyi rek nga jëlal ñu SMS message yi den after nga sànni sa kaddu si lu nga xam ne mooy xew si Independence Stadium right now. waaw comme Tom ni nga ko waxee rek programme bi moom dañ fi nekkal pour ñëpp te tuuti luñ xalaati kenn te daaxuñ tam xalaati kenn ku nekk am nga sa opinion pour wax so sa opinion will be respected but ñun ñëpp benn objective bi la mooy one Gambia one people ba dafa nekk ne rek sometimes Gambian bi su dara xewee num dee reacté without analysing situation def dee nekk a setback ñu bari dañoo dégg tel rek ne damal te bu dara amee boo àndeek dal ànd ak tey doo ko jëlee xol xel nga koo jëlee te loo jëlee xel da nga ko dee mën a analyse because defal sa boppa into the situation but def dee difficult dara su amee instead nu jublu si dañ ko dee bëgg a politicalize te politics am na time te am na fu mu toolu sports nag am na politics waaye bu ñoo jël other politics bëgg a ko boole sports parce que lii dafa métti lii time buñ toll nii time yi naxarlu la so comme yéen gis nañ nag si kenn si comment yi di Hadim Rasoul Gueye mu ne your sport and youth minister should resign or be sacked due to failure gis nañ Habib Fall moom nag respond na ko ne that is disastrous gis nañ di sem Habib Fall mu ne ko ne Hadim ne ko Habib Fall as if Guinea is next door or just close to Senegal mu ngi bëgg a emphasize ne comme Guinea dafa sori regardless of what so the same Hadim ne how can you expect positive result or sports development globally this time amut Gambia aduna wërngal képp la dem globally when they fail to put players or athletes in good condition or performance bii nii nag globally nag man suma xel wérante naa moom ci lii because some athletes are really taken care of to be honest this is about Gambian thing and we are focusing on the Gambian thing so soon objective ideas yi nañ ko isi together as one Gambia ñu discuss about Gambia and we see a way forward because lii bu mu amee benn global minister of youth and sport defuñ action pour génne xale yi our own Gambian department minister of youth and sport ñoo def action pour génne Gambian si situation bi so it's a Gambian matter for now then later it will be globally mu ne I blame the Gambian youth for being less demanding and very kind towards their unpatriotic and useless as he said authorities moom du mun a nekk in a situation pour put what these kids will be fed at home after itam su ñoo analyse Tom buñ seet suñ boppa rek let us not look at one side xale yi tey ñeena yi am nuñ dara luñ yaakaar su passé sports suñ ko gisee as an opportunity seetuñ di negative side of it ñoom lu ñoo xool rek mooy seen carrière automatically xale yi duñ d'accord ak kii idea bi pour war a deny di authority loolu wax dëgg nañ seet daal a way forward luy develop xale yi tey soo bëggee aaye xale bi ne lii bañal bul dem online yow mi ko jox idea boobu ban objectif mi plan bi nga ko jox pour bu mu mun a njëriñee boppam you should also do justice to the kid bi nga wax ne mu bañ mu dem defal ko justice li nga xam ne su bañee mu mun a sukkandikoo li nga xam ne dina ko mun a njëriñoo waaye doo ko ne bañal rek ba pare jox la ko idea yow sa boppa you are not fair to that kid gis nañ tamit Jollof football Bantaba ñu ne a reactive country at every level of society let us learn to be proactive in our action we need a paradigm shift in our mindset gis nañ tamit Sang Mari kooku moom xam naa ko personally xam naa ko I know him very well te yaaga nañ tamit moom tamit ku am cër la te ku bugg sports la because ñun time bu ñëw police da nga mun a bàyyi basket sa suñu luusoon sax muy mer because of fun te dafa fay ticketam and which we respect mu ne speedy recovery to those injured speedy recovery to all of them and the family also I just pray that they all are in a good position ñu gis last one bi very good information about Papa Gassama. Thank God for the good news from Amadou Touré. Right. Thank you very much Tom ñu xool nag luy xew si foofu si Independence ama stadium bi mu nekk nag ne images yi very nice rafetlu nañ ko bu baax a baax because last week laa fa demoon rek pour demoon foofu waaye accidentally moom fa ministre mu am guest ku nga xam ne rek ne moo doon def side visit foofu si biir Independence stadium bi si lañ amaatee opportunity pour jëlaale waaye dañ waxoon ne dañu naa jox exclusively bu nga xam ne ak kii di Cheikh Ndiaye jox leen every little bit lu nga xam ne mooy happen foofu si Independence waaye Tom
lii rafet na gis nga ne ba nga fekk ñu taal lampa yi yëpp because soo xoolee loolu yëpp all frames yoo xam ne dafa àndal lampa am naa leen so yaakaar naa ne this Malian contractor wax dëgg fa yàlla ñëwul rek pour jaxat picc bi waaye after ñëw na pour joxe see idea am wala ne nii la stade war a demee da ngeen war a am ay pictures seen liggéey si seen nii yëpp ñu fa war a ñëw fa nekk because soo duggee rek loolu dañ njëkk a gis mooy président bi den nga doog a gis ñoom biir yi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen so which is very nice. Tom dëgg lii moom dafa seddal xol pour seet ko. absolutely te dafa seddal xol pour seetaan ko lii lañ am te wax dëgg stadium bi ñaata at ñu ngi soog a ñëw si this level. because gis nañ ne all club stadiums in the world everything player bi sax suñ ko signé laaj ñun Arsenal player buñ signé dinañ dem ne la kii mooy Thierry Henry. coach dinañ ne la kii mooy Thierry Henry dinañ ne la kii mooy lii kii mooy lii. te loolu Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp yaa ngi def style yu gaaw yi dinañ la woon ne nataal bi moo nekkoon invincible 49 unbeaten because xam nga ko comme ni nga stadium Tom mun naa turn to be a museum. Thank you very much. Museum in a sense that ay jaloore yuy xew si stadium bi ay gis nga tey other players yu bari soo amee toori sax mu nga fay leen ngeen dugg ngeen seet liggéey si ak yeneen gis nga tey boys yu bari dinañ tasee suñ former players sax duñ la dee mën a kii mooy kii because sëñ na ñooñu time bu ñëw play league bi yow time bu ñëw play national team bi xale nga yaa ngi mag mënuloo xamee gars yi waaye with these pictures they can help. moom fa gis yenn picture Sandong good non mu ngi nekk goalkeeper yaa ngi understand man coach dina si ñëw yaa ngi understand because coach moom xam na lu bari so te da ngaa gis ne at the end of the day mooy loolu comme last time am na maa ngi tasee George Lova ma ñëw rek ñuy disturbante léegi léegi nii suma raka ji nii kii ñu waxtaan soo mu nekk maa ngi àndaa nit ñu waxtaan ba pare ma dem ak moom bu ma rombee raxu tamit di same thing tooñ ko ni mu ne ma bane dama njëkkee gis raxu gis tamit George Lova mu ne ma ne booy waaye yow yaa ngi nekk disturb koto yi nii de booy yow da nga bëri problème ne nii ma rien ma ne ko xamuloo ñi mu ne ma ne non Gambian ma ne ko really xamuloo ñi mu ne ma ne ko non ma ne ko kuñ mujjee waxal kooku mooy George mu ne ban George Lova ku doon feesal Gambie mu ne ma ne waaye kooku noonu ñu ne Liberia moo téye woon ma ne ko gis nga bot tasee naa moom munu ko xam Abdourahmane Konaté ñooñu tam mënut a xam but lii with these pictures at least they can help soo mun sax mun ngaa ñëw si stadium bi dama bëgg a xam kii mooy kan ba pare see kaa ñu direct la lii dëgga to be honest man as a person I really appreciate it and the look is very good. Absolutely. Rafet na car mashallah li tamit dafa yóbbu internal bi to a different level. Absolutely. Am nga ñu doon focus ci field bi. Malian bi ñëw na isi this idea. Gambian si uppa doole bi am na ñu doon gisee fii dëgg la waaye uppa doole bi yëpp nekkuñu woon di gis decoration fii suñ target and main concern was the pitch pour mu mun a playable ñu approve ko waaye lii mu isi nii is an other plus. Because what dégg ne yàlla the inside look of the stadium at this moment is very beautiful. non bu ma gisee Lamine Orange sama xol dafa seet. waaw gis nga ko mu ngi nii te lii rek lañ fi am. amuñ fi dara lu dul màggal leen comme nu ma fi wax suñu legends yi have to be celebrated either dead or alive. kon dëgg congratulations to Seh and the team. They are working tirelessly. Absolutely. To make sure ba léegi stadium bi ñoom lemuñ seen loxo. ñu ngi every time ñu ngi isi idea bi nga xam ne bés bu ñoo dem ba ko approve finally. public bi ak ñi ñëw pour inspect dinañ gis li nga xam ne jaloore la. Absolutely. So congratulations to them. jërëjëf coach yaakaar naa ne man lu ma si gën a mooy Lamine Orange moo ko gisee. waaw ma ne du ko dañ ñun yaakaar di nga tamit ñooy Lamine loo def baax na. waaw dëgg waaw Mbaye lu Lamine def baax na si commentateur bi. waaw xëy na ñun seetaan nañ Lamine Orange. dëgg Gambia dafa gis nga Gambia exploitation of players su tombee woon comme right now ni players yi di génne right now. ñun we should have won series of Cup of Nations. I agree. 2 to 3 Cup of Nations. Gambia mënoon na ko win. Because the talent was here. I can attest to Ghana anytime they were preparing to go to Cup of Nations. Their last pre-trial game to look at the tactic and applications that they want to see before moving to the Cup of Nations tournament proper. They will play with Gambia. Wow. They either invite Gambia or they will play with Gambia. At that time, it was called the Gold Coast. So you go to Ghana to play the Brazil of Africa. You find it hell. Wow. Leneen li rek mooy li ma see bugg a wax rek mooy man am na bés maa ngi waxtaan ak Sang Dong Sang dafa génne yenn pictures. Time boobu noonu Gambia 11 lañ dee wax. Gambia 11. Okay. Waaw Sang dafa génne yenn pictures. ma ne digga Gambia should have archives and make sure ne. comme li Mbaye wax a football museum dañ war a am benn either at the GFF house built or at the goal project built boo xam ne or in the national stadium
ñu build ko aside soo dugga ci stadium bi you can pay a visit to go round suy nekk benn $10-15 sax tourists will be coming in ñoom Jato Cissé ak ñooñu noonu ñëpp dañu war a am seen pictures in the stadium. Yes, we should. The likes of xam nga ñun ñi gën a popular ñooñu lañ gën a xam. waaye there were other stars ñoo xam ne sax ñoo gënoon a popular ñi nga xam ne ñoom la seen tur Dalasi ñoom Dalasi Solomon Ñaasi Dalasi. waaw am na ñeneen ñoo xam ne biir Banjul soo demee tey am na ñu bëri suñ pestu o wax ne kii play rek la mu noonu doo ko xam te yaa ngi dëkkaa moom benn koñ. because am na ñoo xam ne they are low profile. waaw even our referees should be celebrated as these people are. comme niñ def nii pictures yi nii sax dañ fa war a am benn o ñaari Papa Gassama soo waxee Papa Gassama di nga wax Badou Jasseh because moom moo leen doon train. So why not you put Badou Jasseh's picture there. suñ ne who is this ñu ne he was a FIFA referee. He's the one who boosted the performance of the Gambian referee to this level. keneen ak keneen. so loolu tax nañ try daal our heroes let them be celebrated before death. ñu ñëpp ñu bokk a pugaroo leen te dama doon ñaan tam Mbay su fekkee ne dina possible. it will help a lot li ñoo wax fii nii dafa dimbale. su fekkee ne we can be having one like xëj na in every month. or after every fortnight nga am 2 ou benn nit koo xam ne sports personnel la nga invite ko nga laaj ko about his sporting career like football bi nga laaj ko ba pare nga laajale ko ban mooy woon sa most or toughest game in Africa ban player nga jàkkaarloo koo xam ne was your toughest opponent ñaata years nga am to the national team xam nga those things will help. On the Facebook, people will follow. On TV, people will follow. And people will start knowing them. Seeing them facially, whereby their face have already changed. Nga xam ne li des pour change at sa face bëreetul. Being elderly now. Suñ la gisee dañoo ne paa bi laa gisoon keroog fële ne ci TV bi de oo ci Facebook bi. Waaw. Especially Lamine Waynes. Very well, yes. So loolu tax man su nekkee na possible, I will give this advice to boost the Bantaba Sports Forum tam ne we be having 1 or 2 personnel every fortnight you interview them on different sports different disciplines. We are talking of basketball. Sang bi comment léegi he's a basketball administrator. Sure. He's still a football administrator tam. He's a referee in the basketball. Senior referee. And then he at the same time was the Secretary General of Hawks Football Club. Internationally moom moo doon def seen job si assistant secretary under Sadibou. so ñooñu noonu ñëpp xam nga mun nañoo mun a am yu bëri luy entice people bi sang donc soo ko fi ooyoon tey nga laaj ko sang kan mooy sa toughest opponent as a striker dina la wax absolutely ban match nga daan gën a xalaat suñ demee America Cabral tournament bi ko boobu mooy woon suñ doole. So America Cabral tournament ban nation nga daan gën a am tough to play against. xam nga ñooñu dañ leen war a invite Mbay. yii people bi dañ ko war a xam. xam nga nii lañ def fii nii where is our dad. biiri ñu waroon a am yu bëri from biiri munuñ koo am. but never late. xam nga nañ try pour get ñeneen ñi tam on board. Inshallah. And see what we can get best from them, and then you move on. Inshallah. You can even give advice to the forward going of this program, the forward going of either of the disciplines that they were serving. am na ñoo xam ne multi disciplines lañ daan def. Baye Male daf daan def athleticism, daf daan def basketball, daf daan def football. So he was like somebody koo xam ne soo ko ñëwee fii mun naa share a lot with different disciplines. te dafa nekk loo xam ne people will absorb. Inshallah dinañ si jaar ko thank you very much si loolu dinañ si jaar bu baax a baax loolu moo nekkoon image yu nga xam ne rek bàyyeekoo naa si Independence Stadium bi comme ni ko waxee rek bente ñu ngi liggéey pareeguñ si Independence Stadium bi waaye comme ni ko waxee rek mais la ñu tuuti rek dinañu exclusively jox leen lu nekk di xew si biir Independence Stadium bi away from that ñu dem xoolee BST Galaxy ñu nekk club bu nga xam ne rek ne am na lu rëy lu nga xam ne def nañ ko fii si biir lii di ama réew mi ñu kontaan bu baax a baax si seen CEO bi kii di Baboucarr Steve Ama Traoré BST Galaxy nag dañ
suñ ama award night lañ def ba pare ñu lancaaleen seen website bi ñoom ñii di BST Galaxy gis nañ nag ne am na ñu bëri ñu nga xam ne ñu ngi fa woon ku mel ni kii di Tidiane Massane Cissé ñu woon na fa joxe na fa ay kàddoom CEO Babacar Steve Tarawale Moussa Baro moom it mu ngi fa woon ñu bëri ñu ngi fa woon si guddi boobu noonu mu nekkoon guddi boo xam ne guddi bu rafet la waaye kur gi rek ñu déglu tuuti si Moussa Baro rek ak kii di Babacar Steve Tarawale den ñëw ñu analyse lu nga xam ne rek moo xew foofu si BST Galaxy. Assalamualaikum everyone. Well, we can tell Mama, but I'm really happy for this invitation to be here because the way I see Buba is trying to give back to the nation, I'm really happy for this. I'm happy for him. Because actually me and Buba we came a long way because manara kam yo gena hamante dal fo la gena minante then after I'm very football kita manyo play Buba ham ko ham so it's like a family thing but don't buga advice like players you want because some players if you come at them all and so this field so I was really happy and impressed because I see a lot of talent. But I'm a football time, it's not just talent. It comes with hard work, dedication, and boogie. Because you don't understand Allah means boogie. Football is not boogie. Because so boogie direct. What you aim at, maybe more local am. Because also only father boogie ham na. You nem boogie one. Since time work. You couldn't ham na. You never boogie. Football we don't go boogie sa hall ham. Because so boogie sa hall direct. At jamu yalla one day Allah is gonna pay back. Good evening, everyone. It's an honor to welcome you all tonight as we celebrate another incredible season at BST Galaxy. I'm very happy to be here with you tonight to celebrate the great achievement you guys had this season. As you can see, all of you are very young players compared to the other teams in the league. So finishing fourth at your second season in the first division, it's a great achievement. And I've been where you guys are right now. I know the struggles that comes with it in playing in the Gambia. I mean, you're not paid as much as you should professionally, but you guys are doing all the sacrifices, waking up 6 a.m. in the morning, coming down to train at Yundum. Some people live all the way in Khartoum. And I think no one deserves this better than you. You guys deserve to be celebrated for all the sacrifices, the commitment throughout the season. And I'm really proud of you guys, and I'm very happy to have you all here. And to our fans, thank you very much, Ismaila, Ika. I mean, we are very happy to have you guys here. We've seen the support on the social media platforms. And it's a pleasure having you here, and I'm glad that you guys accepted our invitation. To our families that support us during the hard times of the season, my wife, my parents, my dad is here with us today. We are very happy, and we want to say a big thank you to you guys because when we go loolu moo xewoon foofu si biir lii di our night bi pa boobu nga gis noonu mooy papi kii di Babacar Steve ama Tarawale mu nga xam ne ñu woon na waaye pa bi nag am na lu mu fa wax dañ ko laaj ñu ne ko waa daat yow léegi real la sport pa bi real la sport real wañu pa bi laaj nañ ko ñu ne ko sa doom moom club bi léegi ñan ngay support mu ne moom daal moom yoonam ne ko si moom real la doon support real la xam te real la moo support si yoon daa ñu real la ñu support lu yàgga so ñoom real la gaa di continuer di support waaw kontaan na doomam bi moom team bi dina leen support waaye suñ tasee mu ngi real non Tom lii su gis nga comme li nga wax ni lu tax ma nekk di ree mu fondi torop mooy danga wax lii rek su ma xel laal apapa ak daadam bi ndem si yàlla ok apapa Hawks la woon key player and dead Hawks papaam die hard walidan amul loo mun a def même la support sa waaye mu ne moom amul si affaire apapa doomam la foofu la moom play moom du support ñuy moom dafa soo da ngaa gis ne Hawks ak walidan suñ tase woon apapa di play papa bi soo seetaanee su commencé di agis apapa da nga ne donc
so instead doo dee mun a seetaan game bi sax Yeah. paa bi nga dee gën a mun a concentrate because mu ngi make phone daa bi dem na ba dugal ko BSC Galaxy seen maa bis boo xam si bootee nangu na ko sol na ko daa ne su ma yónnee ko waaw non dëgg la because tey doo wax Steve te waxuloo Real di Banjul absolutely tey teranga bu mu nekk nii Steve la ak Real di Banjul yeah so kon paa bi he still owing his loyalty to Real parce que Real Steve foofu la play ba mu génna beneen team gis ko so at the end of the day teranga bu Steve mun di am tey doo dem bàyyi Real di Banjul gana kon paa bi is still showing loyalty to Real and Pabi was very happy with Star TV because loolu wax na ma ko ba buñ toogee because man xamoon papaam la sax man démb tey laa xam ne kii mooy papaam musuma ko gis tey mooy first time ma gis papa bi you know dañ ñëw si biir ñu toog mu oo ma ne is that Mbaye ma ne ko mu ne ay signal recognize you ma ne ko fan mu ne ma ne yaa de interview Baboucarr suma doom bi afa si la oo Steve ne ko kaay mu ne ko kii xam naa ko moo xamul ma ne ko daal man nga laa doog a tey gis de mu ne ma waaye thank you very much Star yéen a ngi def lu rafet you know seen programme du ma raw soo gis nga moo tey you know def lu baax rek a fi am njëriñ dëgga te dëgga la Tom te Musa he did justice to the young players absolutely in a sense that benn kàddu wax na ko which I support footballer da nga war a buggee trop gis nga soo buggeewut doo dem fenn parce que soo buggee soo demee train soo ñëwee di nga noppale ko bon gis nga soo buggeewut da nga dee bugg a dem train ñëw yaakamti sax ñëw yuutal sa sot génn si biir dëkk bi di dem si koñ ji di campé di naan ataaya te vidéo bi jeexul wax na leen ko ne leen seen xarit yi démb yi bu leen Musa bàyyi gaay waaw ñooñu ñoo laa yërëm thank you very much parce que ñu la gis tey teñ leen la gis ude bi noo comme nu mu la gisee rek noonu lam laa ñooñu mun na ñooy ñemee wax dëgga saa def ne dañu ne booy li nga nekk def correct nii ak nii waaye tey ku la gis tey mun naa ragal wax la dëgga ñàkka la so he did justice to them te óor na ma ne lu mu bon xale yooyu toog foofu noonu fu mu jaar kenn si ñoom am ki nga xam ne Musa Barrow moo nekk rôle modèle te tey lii motivation la si ñoom gis senior players of the national team taxaw seen kanam di leen a advice loolu lu ñoo jëy la Musa ak Steve suñ fi jógee nataal na leen rey because xale yëpp nañ bugg a nataal ak gars yi because lii lañ am nataal yooyu ëllëg dina am njëriñ absolutely Steve lu mu def tamit is good yeah because wax na justice xam na ne football bi métti na fii te doo mun a am salary bi nga bugg a comme as a professional waaye soo gisee ñoom tamit ñuy def ni ñaata teams tey Tom benn team ñooy def lii end of season te fanaan lii ñu ko war a def te lii dañ ko war a def dafa motivate player nañu xam ne end of the season at least am nañ di tey best player of the season for the club leading goal scorer for the club loolu dafa tax next year keneen mu am dara ne xaaral ma dem join fii pour def dara so indeed ba pare senior players yi lu gars yi nekk di def I really appreciate it ñu ngi dimbale xale yi in a sense that ñu ngi invest to the football ñu ngi gestu xale yi soo mënut a jox ku nekk dala si soo tasee moom lii rek motivate la dina mun a génn fii nii pour am de to be honest gars yi jàmbaar lañ ba pare website bu gars yi launch Tom congratulations to them because that shows reality and seriousness parce que agent bi su la bëggee mënut a am maybe number coach pour koy ko mënut a am sa number pour coach ko but su déggee team bi mun naa dem type website am na email am bi am na email mun naa am information yi team bi yëpp jël fa number jël fa everything then mu discuss daal so it is very good seen website bi pare I'm happy that website bi lañ ne ko because gis naa fa Omar Jaju te mooy vice président bi te the likes of Omar Jaju fu mu nekk moom is action oriented we just hope that lii mu nekk a continuation and ba pare xale yi nga xam ne tey ñu ngi toog di déglu ñi yal na ñoom tamit ëllëg ñu nekk professionnel ba toog yeneen xale di leen a déglu ñu leen a jox advice amiin coach loo jàngat si affaire yi man daal paa bi rek moom man paa bi daal moom paa bi rek moom waaw man daal man Mbaye launching of this website absolutely man suma boppam miss naa ko xam nga lu tax ma ne la miss naa ko dama ci kontaan du ne pour dem teewee programme bi de waaye dama ci kontaan kontaante bi mooy ne how many teams were here before BST and how many teams are doing what they have done that is the celebration the award night one and at the same time and at the same time launching their website how many teams have it we have to be fair it's like remodeling rebranding and remodeling of Gambian football soo xoolee ñaata nit lañ am ñoo xam ne mun nañ laa wax ne la ni the history of the team Real de Banjul tey suñ bëggoon a wax about Real de Banjul deep from foundation to now you have limited people who can tell you but for Steve he's very lucky and very wise ne he's moving in the right direction
about BST, nobody can tell you more than him and the team manager or other administrators in the club. Both of them are young, the brains are sharp, they are moving diligently, and we just need to make sure that you tap their back and tell them, you guys are on the right track. And lii da nga gis ne it will make sure ne tam ëllëg Omar Colley dina try pour launch for Colley Stars. Tomorrow Dutch Lion, next tomorrow Real de Banjul, Walidan, Hawks, big others. clubs yi ñëpp dañu war a make sure ne they move into this direction. Dafa ease communication, dafa ease so many things as Mbaye have just said. So ñun amuñ dara lu ñoo wax rek pour gis ne it is also very much important when a work is done, at the end of the work ñëpp ñu ñëw dajaloo benn place ñu wax leen ne jërëjëf ku nekk am lii. If it is a necessity, I don't know whether it was done, all the players and the administrators in the club should have been certified, because this is the first time. You don't know whether other players will be there by next season. So for the first year, this year, they should give them certificates, everybody. If I was to advise, I would tell them, give them certificates, everybody. Anyone who is within the administrative side or the athletes, everybody should be certified. Because by next season, it's a rotational thing. benn certificate moo gën a ne mooy bu driver bi. Look at your that. certificate honor ko bu baax a baax on that night. Driver bi. He is always in time. Driver bi is the key. Wow. Is the key Key to success. Why? Because he takes. su leetee rek. He is always in time. He will take them to training and from monitor vehicle bi. Wow. And make sure that the car is in a good order. So loolu noonu pour wan la rek ne la xale yi xëy na ñoom Steve sax from the clubs that they have served, they've seen xëy na 1 or 2 times they are honoring possibly the cook, the chef, or the driver who drives the bus, or the cleaner who cleans the rooms of these. So loolu tax da nga soxla ñoo xam ne fresh brains xam nga te ñoom ñu ngi ci affaire bi benn tey they are still athletes. Anything good that they think they can bring back to their clubs here or into the country for others to emulate and do, dañ ko war a def. Suma ñoom broda tam bëgg naa pour ñu def ko. Man suma ñoom broda man su ma waxee gars yi dañ wax ne maa ngi tooñ waaye suma ñoom broda ñoom broda bëgg naa ñu def ko. Waaw suñ ko defee dafa dimbale. Dafa dimbale. dinaa tooñ nag suma kal la waaye dinaa ko tooñ. Assane Ndour bëgg naa gars yi focc ñu def ko waaw. waaw mun naa ma ne si gars yi waaw man suma kal la waaye moom tam. non garaaw mun naa wax Assane parce que moom doomi Assane la. parce que nga joolaay moom doomi Séeréer. so mooy loolu wax na ma fàttali rek. nañ gis ne daal affaire bi man dama ci kontaan trop. It was nice. Gis naa ne affaire bi dina dem te soo xoolee soo xoolee xaw ma dëgg la am du dëgg ñu mel ni ñu ne Colley Stars are about to have a field. BST xam naa ne di ay Dutch Lion am nañ. Dutch Lion am nañ. Hawks am na already. TMT am na. Real de Banjul am na. TMT am na Falcons am nañ. waaw mun naa la ko wax. gannaaw ëllëg team Rhino dina am. waaw mbaa LK Boys dina am suma team bi. waaw ku nekk appelé sa fil. dafa yomba nga am human aware attitude bi. waaw that human aware attitude. then di nga gis ne other municipal parks in team yi nga xam ne dëgg struggle nañ. mënuñoo am pour am seen lifin. They will share the home and away games with the municipal fields, that is the Manjai, Bakau, Serekunda East and West, ak Brikama. Yooyu dafa war a happen ñun daal we are in the right direction. waaye booloo jàppante. supportante. mooy tax affaire bi dem. mënuloo wax Steve te waxuloo Real de Banjul. mënuloo wax Papa Gassama te waxuloo GFF. so affaire bi dafa war a nekk hand in glove. ñu dem waaw. absolutely thank you very much coach. balal ma rek bala nga ñëw rek. just a quick one rek pour suñ followers yi nga xam ne ñu ngi follow online. pour just fàttali leen ne plateforme bi. ñun we are an institution that is legally operating.
we are an institution that fulfill all requirements yi nga xam ne nguur loolu la sant institution bi pour bala ngaa establish a television so sun platform so mënuta siya sa idea of our program that we want to hear from you because yéen a tax ñu fiy toog so bu kenn use sun platform as an advertisement because using our platform to advertise can cause us taking legal action against you so buggee sa advertisement we are not stopping it we are commercial ñëwal nga gis sun management bi you talk to them so d'accord ak gars we can do that advertisement for you waaye bul use sun platform ak foo munti doon di jël sun platform bi di fa def sa advertisement we are condemning it and we are stopping it so bu kenn use sun platform bi to do your advertisement without our consent. Yeah. Thank you very much. Yaakaar naa ne daal leeral na affaire yi jarul sa ñuy read lu mu fa bind sax waaye advertisement la. All right, thank you very much. I know ne di admit dinañ ko wàccee. All right, thank you very much. ñu ngi xooli GPA ñoom ñoo win ligue bi fii si biir réewi Gambia ñu crown leen champions démb foofu si Serekunda is mini stadium bi mu nekkoon lu rafet a rafet control room am naa ne daal waxtu bi jege na waaye di ngeen ñu jeexali de rafet na trop GPA ñoo win démb championship bi foofu si Serekunda is Aliou Fula si na waaye du demee noonu di ngeen ñu may ñaar lañ dese rek dañ koo gaawalante ko fat ñu pare si Mbay GPA delluwaat nañ baag fu ñu jógee ko mooy first division mun nañu one of the most successful clubs am bokk nañ ko fi xëy na ko dinañ si dimbale si kanam Tom waaye xam nga si because play nga na gars yi si first division bi play nañoo gars yi si first division bi compete na against most of their great players dëgg la comme soo gisee lii am Tom comme nañ fàttale ne media bi nekkuñ fi pour ŋaaña kenn dañ fi nekk pour defar tey force seen autorité bi waxuma football si rek seen autorité si nañ kontaan ñu ngi toog te kay ñëpp a ñëwoon si daara si ko ba si suuf ñëpp ñu woon si waaye si pack bi mere woon nañ ñu waaw mbir saral last year buñ toogee bañ a fay xale yi seen salaire xale yaa ngi play for 2-3 months ñu bañ leen a fay seen salaire buñ ñoom amee that information avoid speculation buñ gardé suñ facts ñu toog wax ko mere nañ ñu waaye sant yàlla parce que fay nañ xale yi season bi bu mu jeexee Tom man ñii seen win beetuma ndik season bi bu mu jeexee pre-season bi administration bi dañ spend xaalis Ziguinchor lañ demoon Casamance dañ motivate guys so they have a very good pre-season génnee most of their players ñu feel like maybe they are aging or mënuñ leen a jox luñ bëgga amaat a new one blend leen with the old one di spend xaalis si ñoom motivate leen génne leen out of the sport mënoon nañoo seet ne winuñ dara duñ spend xaalis boobu but dañ bëgg a ñëwaat to the first division te the only way luñ mën a def loolu mooy motivate xale yi jox leen a good pre-season jox leen a good preparation xale yi nag nekk ngor because xam nañ ne motivate nañ leen luñ soxla def na leen ko at bii kenn déggul problème yi salary report génne nañ leen si biti ku dem sax am na joolaa yi nga xam ne foofu noonu sax mosuñoo aga siliti pre-season bi tax na ñu génn dem Casamance Ziguinchor loolu expérience joolaa yi suma doom lañ muy woon loolu expérience la si ñoom so te pre-season bi Tom it paid dividend fii rek mu ngi laa wonal ne football motivation la soxla soo motivé sa player bi rek su nekkee player bu gore rek li nga bëgg na la ko jox congratulations to them jërëjëf coach Pot waaw will first of all say congratulations man coach si fa nekk suma friends lañ suma xale lañ Bac ak Suma Bac ak Soap Babacar Koka waaw tey Wagadugu ñoo ko génne wu naan waaw mu jógee Wagadugu ñëw Port win league bi waaw movement of as a coach or a technician soo ragalee movement rek mooy da nga ragal challenge. waaw ñu ne ku du tukki du xam fu réew mi nii waaw because soo xoolee GPA starting of the season for us their first 5 games liñ ci win bariwul de they were languishing behind but tam li gaay dee wax rek cin bu mag du gaaw a baax waaye su baxee tam balaa moo sedda mooy problème bi dafa sedda so loolu moom moo xew ci sports they started slow up to a time that when they picked up I think they went unbeaten for almost 9-10 games absolutely and that gave them the confidence and the solidity to be on top ba nga gis ne season bi jeex na ñun li ñoo wax rek comme li ngeen fi wax léegi di li mbay highlight léegi-léegi ngaa dee liggéey di def lu baax nit ñi dañ la dee gisee as critique Gambia nag we are a norme nit ñi dañ miin
di wax nit ki ne ko soo waxee dëgg rek ñu gis ne métti na rek xaritam yi dëkkandooram yi fi moo liggéeyee ñëpp dañ dee gis ne yow enemy nga of progress te du dee nekk enemy of progress ba su ma waxut si mbay dafa foog ne lu moo def yëpp mu ngi correct te fekkate mu ngi wrong mu ngi koo yaaxa waaye any day bu ma ko waxee dina bàyyi xel the steps he is going to take dafa su ma defatee lii koo dina wax dina avoid loolu su ma defee lii koo dina ma congrats dina continue on to that so loolu tax dañ dee war a accept being a leader people will talk of you absolutely either good or bad they will talk of you nga jël lu good positive bi waaw man nit ki nga xam ne sa daf dee wax about man moom laa gën a ñemeñ koo xam ne du wax ki dee wax about man ëllëg am naay sañ-sañ bi sax pour ñëw ne la ni Mbye lii laa bëggoon a def de naka la dina am di audacity pour explainer la sax xëy na li nga xamutoon mu gën ko see waaw su ko defee affaire bi jeex ëllëg lim la explainal nga def loolu implementation boobu noonu su féelee sax because nobody is perfect su loolu PV sax kooku noonu will not be the person standing in front of you to tell you because he is the one who also guided you through that process absolutely so loolu tax dañ dee war a nangu pour ñun ñëpp ñu dee def yéen ay together di ko jëlandoor together di jël di positive li bon ñu bàyyi ko gannaaw waaye taxut ne mënuloo excel absolutely teams yi nga xam ne tam ñu ngi am jafe-jafe loolu daf dee nekk loo xam ne sit back look at yourself what do you think make a review of yourself what do you think li nga def lu baax lan nga foog ne li nga def lu bon moo bon nga jagarwaat nga dellu si Ports bi mooy woon last season mooy woon the second year in the second Hawks wàcce na fi wàcce rek jël force éeg dellu dem ci kaw jëlaat force win league bi Walidaan last year la wàcca this season at the latter part mu ngi doon struggle pour dellu si waat ndax dina hit play of sport bi su ko hitut by next season no hitul ko bokkut mu ngi same position so bokkut so by next season they need to make sure they look at what we did in the first round pour adjust and what we did in the second round what is the difference fan lañ gën a gather points and then we move on te loolu rek la war a nekk loolu tax ma ne la in sports moom ñun ñëpp dañ dee war a jàppante war a gis ne bul xeeb kenn man there is a time sax even su ma dee def coaching nii dang dee xam the clever players let them be your friends talk to them in certain decision makings and talk to them in implementations let them take the lead and then di nga gis ne whatever you want comme li gars dee wax ne Pep Guardiola daf dee wax Messi ne playal rek what do you think is alright thank you very much coach control room last rek benn bu ndaw lay jël rek dama drop benn bi jël benn bëgg naa tam su fekkee na possible dama drop benn ma benn 1 minute pour ma congrats sun KMR FA bi in our just ended waaw boobu laa bëgg a laal sax ñu bàyyi because sama bëggoon a laal bëgguma nag ñu wax about the non léegi sax bàyyi naa ko sax because doo si mun a wax waaw appeal bi sax duñ si mun a man mënuma see wax si appeal bi because it's under scrutiny and among the executive members so waaye nag war na gaaw a génn léegi nag because team yi dem play off ñu ngi xaar ku mel ni Sanga ku mel ni Colista Talinding li ma wax su gaawee génn te nekkul li gën waaw dañoo make sure ne wi li gën deep into it deep ñu génnee loolu ñu teg ko suñ ko génnee teg ku nekk ci na gis ne lii mooy lii waaw alright thank you very much xaaral rek ma laal lii rek den nga la dingo ñu wrap up control room thank you very much si time bi pare nañ waaye ñu wrap up alright GPA ñoo win leading league bi with 68 points Medina second 62 points ñaar ñu automatically qualify nañ dem si ama first division bi play off bi nag mu ngi nekk diggante Samga Colista ak RS Talinding ñoom ñooy xeex loolu ak ñu nga xam ne ñu ngi si triangle bi right ñoom ñooy war a xeex pour xool kenn ñu war a mën a promote dem tuwa traag na fa nag kenn mu war a génn mooy Banjul
Serekunda mooy KM Brikama area council ak yoon soxla thank you kenn mooy ñëw bokkasi ndaw lu métti ñu nga xam ne officially confirm nañ ne relegate nañ mooy Latrikunda United waa Banjul ak ñi di Esau United sorry kuy xaar play off bi 15 position mooy Kanifing ama Estate ñoom ñooy xaar lii di ama play off ñoom di xool ndax dinañ mën a ama survive or not coach dañ ñu bàyyi la rek in the first division who is waiting for the playoffs waaw ok waaye su nga def loolu KM bi ma utale loolu waaw li ma doon bëgg a wax contrôle ñoo génnee mooy ne maa ngi jaajëfal the 5 zones of the KM region that is Bakau, Manjai, Serekunda West, Serekunda East and Central di leen wax ne jaajëf ci just ended 3rd division league bi for accommodating us and giving us the 100% support towards the successfulness of the league leneen li ma ci bëgg a yokk rek mooy ne we are partners in development whatever we do we will want KM region to be leading and others follow and always as we say the successfulness of any entity depends on the support that they have from the community so ñun tam ñu ngi leen a wax jërëjëf deep from our president Moustapha Diallo me being the first vice president ñu ngi leen a wax jaajëfal ñëpp to all teams that have also participated in the competition those relegated we are saying hard luck or better luck next time and then we are saying those who went to the finals the loser and the winner congratulations to both of them because just going to final only it's a big job. Absolutely. Especially in KM football. Absolutely. You imagine how many teams, the toughness of the games that you play against your fellow teammates. Sometimes you will win a team not because of you are more talented also, but the level of commitment that you give out comme li Moussa Barawa affaire bi dang dee war a buggee di moo nga buggee di moo nga am lépp nga baax waaw right thank you very much coach si loolu ñu gërëm kii bu baax a baax rek ñu wrap up nag waaye wrap up ak comme coach lu mu doon laajte rek nga xam ne moo nekk si standby bi di xaar team Mbaykoor la mooy Gambia Armed Forces ñooy taxaw si play off bi métti na ñu gis Banjul United wàcc na Marimo wàcc na it seems ne 2 big teams ñoo wàcca gaaf di xaar ndax dinañ survive ndax duñ survive you know very sad pour gis gaaf in this position we are going very sad gis nga Mbay Gambian football fi gën a neex ci Gambian football du GFF first division bi de GFF second division bi soo xoolee this season absolutely moo gën a neex waxatuma laa léegi next season you have Marimo going down you have Banjul United going down to the second division and we are not saying Armed Forces will follow there but God forbid su Armed Forces waree dem tam fekk fa ay walidaan nga mérite trop team ak yaa fa nekk di non second division bi dafa nekk xel Tom ku la si ñu nga tëjëlu rek boo sa team la it's very sad na pour gis leen foofu you know man it's sad because Armed Forces belong to all of us because institutional team government la te national institution suñu alal la Tom dëgg la kenn ki mu ngi fight dëgg la it's very sad in the sense that Nekune just I'm a fan of the team, but it is a team that I played and will all trophies as far as Gambian football is concerned. So dafa metti tay torop wara gis team bi nga xamne win na trophies yep ci Gambian football fi wara struggle for relegation. Te suma former teammates yi tay ñom ñoo nekk in the helm of affairs of the team. They are the technical side of the team coaching them why football la hijna the hunger we were having when we were playing and these young ones are different. It's unfortunate ñu ñaan yàlla rek man as an Armed Forces fan waaw man as an Armed Forces fan to be honest maa ngi ñaan yàlla rek ñu richa si lii the next year dinañ restructure waat ñu seet ni ñoo ñëwee to make sure daal Armed Forces bu ñu xam démba nekk the same Armed Forces bu ñoo gis tey so teams yu relegate tamit hard luck to them let them rebuild lu tax comme kii nu mu ko waxee Tom bala maa daaneel second division bi lu tax mu métti is more physical the first division is more technical but the second division is more physical te to be honest Tom gis nga teams yu relegate nii I will tell you this like ñeena si ñoom benn o ñaar suñ taxaw rek team bi dina tas parce que relegation dafa métti soo relegate soo strongul rek dafa difficult pour nga dellu si waat si kaw te loolu mun naa tax nga ñàkk a place si team bi dee because the nucleus of the players
ñëpp la yeneen team si di absorb. Absolutely. te Gambia fii players bëgguñ di play nga nekk first division bëgguñ di play second division. nga nekk second division team bi dem third division sax. di nga gis doo bëgg a play third division ñeneen ñi daf leen ko dee jaral sax ñu bàyyi football sax. waaye du dem down to play. so te loolu du affaire bi léegi-léegi nii nga dem down come back up and be stronger. waaw di leen nuyu rek. ne ngeen jégal ñu su fekkee ne am na luñ fi wax loo xam ne. neexut anyone. we are not professionals in what we are doing. nekkul ne tam ñoo ko daaxa dëkk bi yëpp tam waaye dañoo try rek pour gis siitu rit ne tam the little expertise that we have we can share it along with youngsters. Come tomorrow we can be better senior administrators. Thank you very much, Coach Mustafa. Thank you very much, Mbaye Kor, Gerem Abbas, ak ama control room, ama Jariatu, kii di Binta, ak tamit kii di Jaynaba, ñoom ñoo ñu taxawul bu baax a baax a baax te nag gisuma Binta génn xëj na dama ko teel a électro ne ko daal dina Binta su néew bul wori sax. All right, thank you very much. Keep on sporting. Dinañ fi dellusiwaat join Monday Night Sport dinañu indi all the latest information yu nga xam ne rek ñooy happen dinañu jox all the information you need to know about si kàllaama nasaraan Mbaye Kor the co-host of Monday Night Sport. Thank you very much. Keep on sporting.